ku bëgg a xam na Cerno Faati daa def déglu ma ndanga roy ko moo di aarif ba mi xale la daldi ànd ak Bamba di roy jikkoom yaak jéegoom yaak tànkam ya Bamba ko jàngal moo ko def kaang foore jàngal na ay foore te mas la doore ray lu saayir sa dixañ baatin ba fu mu yennee ku mu tiiñu fab yanam ba xolam bu jébbulu ba ak tabeem ga ak dëddoom ga ak njàmbaar ga ak yaaram ga ak sàmmoom ga ak maanoom ga ak doyloom ga muñam ga ak wàkkirlu ga ak wóolom ga. asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu. ñu ngi leen di nuyu yéen mbooleem waa presse bi teew ci jataay bi di nuyu itam suñu bokk yi ci bokkal teew yëpp te xam ne bokkuñu ci ñi liggéey ci wàllu presse bi waaye ñoo bokk ci comité d'organisation bi ñu ngi leen di nuyu yéen ñëpp di sant yàlla sunu boroom bi mu nu may ñu dugg ci lii te gëm nañ ne itam génn nañ ci ak alhamdulilahi rabbil alamin di ñaan yàlla sëriñ bi nga xam ne moom la ñuy liggéeyal muy sëriñ Abbas lii di màggal gi nga xam ne moom la njëkk a jiite ci Darou Mouhty sunu borom may ko mu nekk màggal yu baree bari yoo xam ne sunu borom rek mooy mën a xam lim ba te nu ànd ko ak moom ñu ko yàlla di ñaan yàlla sunu borom mu may ko kattan gu mat sëkk ak wér niñ ko waxoon fële ci jataay ba rek di sant ki nga xam ne mooy sëriñ Cheikh Sidil Muxtaar ñi nga xam ne mooy sëriñ Touba ci kaw suuf te yàlla dogal muy ñëw di bokk ak noonu bis bii képp ku fi nekkal borom Darou Mouhty diirub li mu toogee muy ñëw ànd kook yow te ka ca jiitu moo di sëriñ Cheikh Khady mu daan ko ànd ak moom ñu ñaan yàlla sunu borom loolee mu yàgg sëriñ Cheikh Khady mi nga xam ne moom la njëkkoon di ko àndal itam liggéey bi nga xam ne moom la liggéeyal l'islam liggéey ko ci yoonu Serigne Touba liggéey ko ci kër borom Darou Mouhty muy ab xaaj ci kër Serigne Touba yàlla jox ko ca na nga xam ne na lañ ko séentoo te mooy cër bu mat sëkk boo xam ne bi suñu borom dina ko defal ba ñu bari xacc di wane ne rek ndegam agsi nañ ci catul liggéey bi mooy dama toog ak Serigne Khadim mi nga xam ne moo doon coordonné lépp ak Jili Sall mi nga xam ne li jëm ci wàll wi moom it moo ko jiite te ku ci ne taxaw ci taxawaay boo xam ne bu mat sëkk la ak ñeneen ñi nga xam ne dañ leen di yóbbaale ci jataay bi ndax bu ñu teewee rek mel na ne ñëpp teew nañu di rafetlu bu baax liggéey yi nga xam ne boobu ba léegi yéen a ngi ko ciy def muy ca tàmbali ca appel ba agsi ci tey ci jataay bi nga xam ne moom la ñu def ci kanam sëriñ bi ak ci kanam ñi nga xam ne ñoom la président yónni woon te Aly Ngouille Ndiaye jiite leen kon nag ginnaaw bi nga xam ne sant nañu leen gërëm leen sant sëriñ Cheikh Sidil Muxtaar sant sëriñ bi te di ko ñaanal moom itam dañuy wëlbatiku nag di fàttaliku ne bi ñu toogee ci jataay ba am na ñoo xam ne waroon nañ leen fàttaliku ay liggéey yoo xam te defuñu ko woon moo di dëkk bi ñu nekk maire bi nga xam ne moo di Madiop bi tey ak ñi mu àndal ñëpp te waxtu bi nga xamee ne tàmbali nañ jub màggal gi liggéeyam amee woon Ndakaaru sax keroog bi Ewa Maricol Seck ñëwee mi ngi koy tooñ ne ko xanaa nag boo léegi léegi di ngeen ma delloo sama surga bi mu toog ànd ak ñun ci liggéey bi liñ ci war a def yëpp ñu def ko li nga xam ne moom lañ daan barkeeloo ci liggéey bi itam buñ tolloo fii ku fi mos a nekk ku nekk mu def ko kon ñu ngi ko ci sant bu baax di ñaan it moom di sàkku ci moom mu santal ñu mbooleem ñi nga xam ne mooy équipe bu municipal di sant itam Modou Diagne Fada mi nga xam ne moo jiite conseil régional conseil départemental bu Kébémer te di doomi dëkk bi moom itam di taalibe taxawaay yi nga xam ne moom lay ci daan taxaw def na ko moom it ba mat sëkk ci lu jiitu bis bi ànd kook sëriñ bi ànd kook njaboot gi di sant itam ñeneen ñoo xam ne ñoom itam ren lañ ci mës a dugg ci loo xam ne yéene moo tax ñu def ko moo di loolu ñu tuddee couverture médicale maladie universelle waaw maladie universelle ñoom ku ñuy wax Cheikh Mbeng mooy directeur bi sous-préfet bi moo jokkoo woon ak moom won ko ne ko li nga xam ne gis nañ leen def ko màggalug Tuuba ak Gàmmu Tiwaawan ak fële ci daaka gi suñu sañoon ngeen def ko Darou Mouhty ndax
lu gën a yokk sëriñ Abbas ndam ci màggal gi. loole mu def ko bi mu ko waxee sëriñ bi bind ko mu nangu ko ci anam ko rafet yàlla dogal muy tukki fan yooyu waaye ñaar ñi nga xam ne ñoom la ñu fal ñu jiite région Louga kenn mooy ku ñuy wax Ndour la waaye keneen ki nekk Njaareem nga xam ne mooy région Diourbel muy Bakka Fall nga xam ne fii la nekkoon docteur en pharmacie moom la ñu jox foofu moom itam ñoom ñu ànd ñëw indiwaale seen i bagage indi nañu ay matelas indi nañu ay ndox ay tànt te loolu nam ko waxee woon noonu la ko defee koo xam ne nag da nga tey moo ci sa yoon wu nekk dañ la ko wax rek nga bëgg cee bokk ñooñu itam yàlla na jaadu nañu sant leen ci tuuru sëriñ bi te taxawaay ba itam mu nekk taxawaay boo xam ne bi bu rafet la loolu moom incha allah dinañ ko jottali ñi nga xam ne ñoom itam ñooy ay kilifaam bañ xam ne yaatal nañu liggéey boobu bëgg nañu ñëpp xam ko te ànd ci ak ñoom te lépp loo xam ne def nañu ko ci itam dëppoo nañ ko ak seen kilifa mu nekk loo xam ne lu rafet la ndegam jataay bi nag jataayu tëj li nga xam ne moo nu doon dajale nga xam ne mooy liggéey bi dañ koy gàttal ci kaw xam ne bi ñu santee sëriñ bi sant sëriñ Cheikh Sidil Muxtaar ñaanal leen dañuy ñaan yàlla sunu borom lépp loo xam ne lii ñaan nañ ko ci liggéey bi yëpp bu mu tàmbalee ba léegi sunu borom nangu ko te jotal ko ci borom Daaru Muxti ak ñi nga xam ne ñoom la fa nekkal cant googu itam dana làmboo mbooleem ñi nga xam ne ñooy waa dëkk bi taxawaay yi nga xam ne am nañu ko ci yaatal gi ak ni leen ko sëñ bi sante woon ñu defee ko noona ñoom it kon sant nañ leen ci bu baax a baax mboolem service yi nga xam ne itam ñoo nekk ci dëkk bi ak yi nga xam ne ñoo nekk ci région bi ak yi nga xam ne ñoo nekk ci réew mi yëpp te bokkoon ci ñi nga xam ne seen loxo war naa mën a jagal liggéey bi ni ñu ko waxoon fële ci barab ba ñi ngi fetli suñuy cant ak suñu gay ci turu sëriñ bi di ñaan yàlla mu may nu fekk ko ay déwén yi déwén te moom mi nga xam ne moo yor lépp it mu may ñëpp kattan ak wér ba ñu mën fee teewaat ci nii ñu xam ne nii lañ ko defee woon daaw ñu defee ko ni ren mooy ñu fee teewaat ko te kenn bañ a manqué sunu borom am na ko mën na ko yàlla nu ko defal te suñu kilifa yi ñu sàmm leen aar leen ndax li ñu nekk suñuy royukaay ci sunu kanam nekk ñi nga xam ne ñoo nuy won dëgg gi dina xam ne loo dinu ràññeeloo li nga xam ne mooy safaan ba nu mën a tegu ci siraatal mustaqim kon ñooñu jar nañu ñaanal bu baax a baax di képp koo xam ne kii am na ci aw métit wala mu am ci dara loo xam ne lu ko ci dab lay doon loolee ñoo ngi ñaan yàlla sunu borom mu woyofal ko sant gi itam dinañ ci boole ñi nga xam ne dañ doon defar oto yi nga xam ne dañuy paan te dañ koy defar te duñ ci fayu dara jàppale nañu téeméeri oto ak fukk yoo xam ne jàppale nañ leen ci seen oto amoon sikk ñu defar ko te duñ leen ci laaj dara loolu itam xam nga loolu am solo la leneen la ca des nag nga xam ne mooy kaamil yi nga xam ne moom la sëriñ bi santaane woon ñu jàng ko ci mbooleem réew mi daanaka lim bi dafa mel ne ab taw di sotti ko neexut a xam li mu néew ñeenti junni yi dana mat te dina ko jàpp nañ ne dina ko ëpp waaye alxuraan moom ndegam benn kaamil bi rek defar na asamaan nag loo xam ne lim bu toll noonu kon sëriñ bi sant na ñëpp gërëm na ñëpp ñu ñaan yàlla sunu borom may nu fekk ko déwén yu bare bari ñu ngi leen di sant di leen gërëm ñaanal leen ngeen dellu ci jàmm te kenn ku ne fa ngay liggéey yàlla déggale leen ak seen kilifa yokku leen ay teraanga ñu ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp wasalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatu aouzu billahi samiil alim mina sheytaani rajim bismillahi rahmani rahim je parle au nom de Serigne Bassirou Abdou Khoudous qui est le président du comité de l'organisation du Magal Darou Mouhty. Aujourd'hui, nous sommes dans les conclusions. C'est pour cela que nous voulons remercier toutes les personnes qui nous ont assistés et qui ont aussi permis la réussite de ce Magal, de cette journée qui célèbre la rencontre et le retour d'exil de Serigne Touba chez Ahmad Bamba Khadim Rassoul. Comme il l'a dit tout à l'heure, nous devons remercier des personnes qui nous ont assistés depuis les préparatifs du Magal. Nous avons organisé quelques conférences. La première a été célébrée le 8 ici à Darou Mouhty. La deuxième était à Dakar, à Massalikul Jinan. La troisième était à Louga et la dernière à Darou Mouhty. Donc ça nous a coûté des sommes. Il y avait des personnes qui nous ont assistés financièrement. Donc aujourd'hui, nous voulons leur dire merci au nom de Khalif de Mame Thierno Ibrahima Fati, qui est Serigne Abbas.
On peut en citer quelques personnes comme Mafal Fall, et aussi Monsieur Madio Bitey, et aussi Monsieur Serigne Mbao et Monsieur Mamadou Diane Fada. Ces personnes nous ont assistés durant ces conférences, nous ont donné leurs contributions qui ont permis la réalisation de ces journées de conférences. Pour revenir aussi pour la journée du Magal, il y avait aussi des services étatiques et aussi des ministères qui ont contribué dans la réussite du Magal. Aujourd'hui, on peut dire que, comme Serigne Bassirou l'a dit durant la cérémonie officielle, que nous avons une réussite. Avant, on avait des problèmes d'eau, mais cette année, je pense qu'il n'y a pas de problème d'eau. Et aussi, tous les engagements que les services d'État ont pris ont été respectés. Donc, nous leur disons merci, nous leur encourageons et nous leur montrons aussi notre satisfaction et notre contentement. Il y avait aussi des personnes qu'on avait oubliées durant la cérémonie officielle pour leur manifester notre gratitude et notre reconnaissance. Il y avait parmi eux M. Diane Fada et M. le maire Madio Bitey qui a contribué lors du 7 Setal pour les préparatifs du Magal. Il nous avait donné des bons de carburant. Même M. Diane Fada aussi avait contribué. Donc, au nom du Khalif et au nom de son porte-parole, nous leur disons merci beaucoup. Et je pense que aussi, il sait qu'ils ont une part de responsabilité de cette tâche parce qu'ils se considèrent comme des fils de Darou Mouhty, ils se considèrent aussi comme des talibés. Nous, en tant que comité d'organisation, aujourd'hui, en tant que coordinateur, et avec Serigne Bassirou Abdoul Khoudous, qui est le président, je parle au nom de toutes les commissions, dont quelques responsables sont représentés, mais il y en a d'autres qui sont absents. Donc, on peut en citer quelques personnes, comme Serigne Djilissal qui est là, qui est le responsable de la communication, et aussi Serigne Abou Mbaké, qui est le responsable de la commission de santé, et aussi Serigne Abbas Mbaké, qui est le responsable de la commission de culture, et aussi toutes les autres personnes qui ont donné beaucoup d'efforts pour la réussite du Magal, et pour aussi dans les préparatifs, ils étaient parfois on faisait des réunions jusqu'à tard dans la nuit, et aussi ils sacrifiaient leur temps, leur physique, leur effort pour tout simplement la réussite de ce Magal. Je pense que cet effort a été fait pour la face de Dieu et nous espérons qu'il l'exauce, qu'il l'accepte. Aujourd'hui, on peut dire que nous sommes satisfaits parce que nous avions des ambitions et nous avons en réalisé quelques-uns. Voilà, si j'ose dire, on a atteint nos objectifs et nous revenons pour dire merci à tout le monde et aussi à Serigne Bassirou Abdoul Khoudous qui nous a fait confiance parce que nous sommes des jeunes, mais il nous a donné la possibilité de travailler pour la réussite du Magal et pour aussi l'intérêt de cette localité et pour l'intérêt de Darou Mouhty, pour l'intérêt de la confrérie mouride, pour l'intérêt du Sénégal et de l'islam. Donc nous, en tant que jeunes, si nos aînés nous ont accueillis et nous ont permis aussi de participer à l'œuvre monumentale, nous leur disons merci. Nous disons aussi merci à notre père, qui est Serigne Abbas, le Khalif de Borom Darou Mouhty. Et nous disons merci aussi à tous les habitants et tous les Mourides, tous les Sénégalais. Le Magal de Darou Mouhty est un jour pour moi qui symbolise la victoire de Serigne Touba face aux colonisateurs. Donc c'est une journée nationale. Donc toutes personnes qui nous ont assistés durant cette célébration, nous leur disons merci au fond du cœur. Voilà, pour résumer un peu ce que Serigne Bassirou Abdoul Khoudous plutôt avait dit en Wolof. Je m'excuse aussi d'avoir pris la parole devant lui.
parce qu'il a une autorité sur moi. Donc je leur dis merci beaucoup pour toutes les personnes qui nous ont assistés et qui ont contribué aussi leur temps, qui ont aussi des membres et des responsables de commission. Nous leur disons merci au nom du Khalif, au nom de son porte-parole. Assalamu alaikum wa rahmatullah. A'udhu billahi minash shaitani rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Sallallahu ta'ala ala sayyidina wa mawlana Muhammadin nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima. Ginnaaw bi ñu sant yàlla julli ci yonent bi ñi ngi nuyu suñu kilifa jotaay gi muy Serigne Bassirou Abdou Khoudoss bi nga xam ne moo ma digal ma waxtaan ci mbiru màggal gi jëmale ko ci wàllu communication bi ak ni nga xam ne noonu lañ doon liggéey ak sunu mbokk journalistes yi ñi ngi tàmbalee waxtaan wi di ziyaare di ko ziyaare moom di ko jaarale ziyaar bi ci moom mu jotale ko suñu kilifa muy Serigne Abbas mu jàllale ko ci Serigne Sidi Al Muxtaar mi nga xam ne mooy xalifatu général kullu murid liggéeyu ren bi nag gis nañ cee gis ay innovation yu am solo yoo xam ne ci yooyu rek la ñu bëggoon a ñëw fàttali tuuti waaye loolu liñ ci njort mooy liñ koy faral di waxee rek naan mbirum Serigne Touba amul tànki gannaaw tànki kanam la am kon lépp luñ fi sos jagleel ko boo ko xoolee yokkute rek lay def waaye du dellu gannaaw bi ci tegu mooy maam Thierno Birahim ñëpp xam ne bi ko Serigne bi joxee ndigal ne ko na sañ ci dëkk bii lim ko ci toftale mooy lépp lu la fa fekkul dama koo amul kon jàpp nañ ne liggéey bii ñuy defit boo koy xoola ko ci nii liggéeyu Touba di dox rek ndax daaru copie Touba la ba tax na ren innovation yi nga xam ne moom lañ def biñ ci njëkk mën a wax mooy décentralisation bi organisation bi nga xam ne def nañ ko ci maanaam mooy gën koo yaatal bi mooy dañoo dem fu mel ne Ndakaaru dem fu mel ne Louga dajeek mbokk taalibe yi waxtaan ak ñoom ci dund borom daaru wax leen mooy kan fàttali leen li nga xam ne noonu la daan dunde ak ni mu taxawaay bi mu amoon ci wàllu ci lislaam am ko ci yoonu murit ak jàngale bi nga xam ne moom la daan def jëmale ko ci nit ñi ci lépp li nga xam ne mi ngi ko daan def bis bu ne. ñaareel innovation biñ ci mën a wax mooy plateau yu rëy yi nga xam ne def nañ ko Dakar ñu def Touba TV def ko ci yeneen télévision nga xam ne ñëpp rafetlu nañ ko ñëpp wax nañu ni mu amee solo ci wàllu communication jëmale ko ci communauté mouride bi. ñetteel bi mooy ren bu ngeen ko seetloo cérémonie officielle bi ñaari innovation def ci am bi ci njëkk mooy dañ ko def bërëb bu gën a yaatu boo xam ne yombal na je crois même yéen journalistes yi gën a yombal seen liggéey ba pare ñu yokk ci def ko télévision direct DTV réew mi yëpp mën koo seetaan di bokk xew-xew bi ak ñun di ko dund ak ñun loolu nag yëpp lu jëm ci liñ ci jublu rek mooy gën a xamle kuy maam Thierno Birahim wan ñi nga xam ne mooy génération tey ak ñi ñu gën a nekk fete mag dund maam Thierno Birahim nan lañ ci mën a jariñoo ak ñi nga xam ne man lañ ci mën a def ay jàngat di ko jëfandikoo beneen bi nga xam ne mooy moom lañ bëgg a jeexale rek ndax waxtu wi gudd na dab nañu mooy ñi ngi sant suñu mbokk journalistes yi ndax liggéey bii ñu def bu ñu jàppalewul du mën a yaatu ni ñu ko bëgg te def ngeen ko ak Pastef ba gis nañ Pastef boobu it sëriñ bi mi ngi leen ci sant bu baax a baax a baax li ñuy jeexale rek mooy man ak sëriñ Xaadim bi nga xam ne moo yor coordination générale ay ndaw lañu groupe liggéey bi mbooloo moo ko def ñun ñoo ci mbooloo nag bu ñu àndee faaw ñu jiital kenn ñu ci des topp ci bu ma ko doon lim fii liste bi day gudd waaye jàpp leen ne daal ñun dañoo jiital rek waaye mbooloo ñoo def liggéey bi looloo tax lii mën a sotti li may jeexale rek mooy di gërëm ñun membre comité d'organisation bi Serigne Bass Abdou Khoudoss ndax ni ko kii waxee léegi moom la Serigne Abbas tànn jiital ko kon ñun cër buñ ci am moo ñu ko jox rawat ñaareel ba mooy liggéey bii ñu jaxasoog moom it wax dëgg yàlla lépp luñ ko ci diis ne ko nii lañ ko bëgg a defee daf ñu ciy fekk si ànd kook ñun yombalal ñu ko ba pare nañu jox ñu xalaatam ne ñu lii kat yaakaar naa ne bu ngeen ko ci yokkoon mu baax kon nag loolu
ndimbal la jagleel la confiance la kon amal nañ ko njukkal ci fànn googu di ñaan yàlla mu gën a dëgëral taxawaayam moom it ba li nga xam ne yéene moom la am ñun ñu am ko ci liggéeyal maam Thierno yàlla dimbalañ ci bañ am ko niñ ko bëgg di ñaan nag ci jeexal gi rek Serigne Abbas mi nga xam ne moo fi toog yàlla yàggal ko suñu kanam lool may ko wér ba li nga xam ne moom la bëgg a liggéeyal maam Thierno mu ànd kook ñun liggéey ko te am ci lim ci bëgg mu am ko ci lu kawe suñu njort ñun ñëpp wasalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. ku bëgg a xam na Thierno Faty daa def déglu ma ndanga roy ko moo di aarif ba muy xale la daldi ànd ak Bamba yërëy jikkoom yaak jéegoom yaak tànkam ya Bamba ko jàngal moo ko def kaang foore jàngal na ay foore te mas la doore ray lu saayir sa di xañ baatin ba fu mu yennee ku mu tiiñu fa bi yanam ba xolam bu jébbulu ba ak tabeem ga ak dëddoom ga ak ñambaar ga ak yaaram ga ak sàmmoom ga ak maanoom ga ak doyloom ga muñam ga ak wàkkirlu ga ak wóolom ga